mbokk yi jërë ngeen jëf di wax ni tey lu ñu fi boole lu ñu fi indi benn point dong la mooy que ni waa REWEFAS benn kuréel ba nga xam ne dañuy yëngu si wàllu ginaar tey ñoo fi dajale yi nga xam tey ak ñu sekkal mbir mi pour ñëw pour jooy ñëw pour wane suñu naqar ñëw pour wane suñu jafe-jafe yi nga xam tey dañ koy dund si wàllu ginaar si wàllu woowu seetlu nañ ni ñun ñi nga xam tey ñun les aviculteurs nekk si mbir mi di yar ginaar ak xeetu njanaaw yu ni mel tey jii dañoo ñëw wane suñu naqar yooyu dañ siy boole li si njëkk mooy que ni yokkuteeg aliment bu jéggi dayu bi mooy la hausse démesurée du prix de l' aliment yi nga xam te ni seetlu nañ ni dafa yokk ba jéggi dayu ba kenn mëntu ko naatable si loolu tamit dañuy waxaat si beneen fànn wax tamit si mauvaise qualité yi nga xam tey dañu ko jox si ay poussin ak seeraay bi nga xam tey dañu koy jox si ay poussin ñun ñi nga xam ne ñooy aviculteurs yi di wax ni kay loolu dañ koy ñëw pour soulever ko wax ko nit ñi bañ dégg ko beneen bi tamit ñu wax tamit pour gars yi dégg aussi nekkat concurrence déloyale bi mooy concurrence bi nga xamante ne ñoo ngi ko def avec les grandes entreprises mooy entreprises yu mag yi ñoo ngi ko def ñi nga xamante ne ñoo ngi si biir réew tey jii dañoo ñëw tamit pour wane concurrence jafe-jafe yi nga xamante ne ñun dañ ko am ñun ñuy nekk yarkati ginaar yi dañ koy dund tey ñetti point yooyu si lañ bëggoon ñëw pour waxtaan mbokk yi su ma ko commencé damay commencé wane kat mbir mi ça tourne autour de 3 acteurs ñi nga xamante ni mbir bi concerné na ñetti nit dama naan ñun la concerné beneen bi si topp tamit day concerné les consommateurs beneen bi si tamit day concerné l' état du Sénégal tey ñett yi nga xam tey ñoom laa ci dee tey mbir mi tey si loolu lañ bëgg a waxtaanee di wan ni premier point bi nga xam tey jii moom lañ ñëw tey jii pour waxtaanee ko ñi fi ñëw pour toog mooy que ni dañoo ni yokkuteeg aliment bi nga xam tey jii ñun dafa nekk loo xam dañ ñëw metti dañ koy nakarlu di koy ñaawlu di wax ni tamit nit ak lépp lu ngay yëngu sa àdduna da nga see war a diisoo war si waxtaan ak ñi nga war a waxtaanal mais mënuñoo toog un bon jour ñu ñëw ne yokk nañ aliment bi patati patata sans pour autant nga concerté wu waxtaan ak ñi war a waxtaan loolu la nag kuréel gu naan les aviculteurs kuréel gu naan REWEFAS dañ see maar dañ see sonn si noonu gis nañ ni aliment ni ñu ko yokkee dafa jéggi dayoo trop sax ba kenn mëntu ko naatable ñun ñi nga xamante ne ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy yarkat yi nga xamante ne ñun ñooy les aviculteurs tey dañ fay ñëw pour wane suñu naqar bi mooy lan ñun mënuñu concevoir 2019 ak léegi 2019 aliment ñëpp xam nañ lu ñu doon jar aliment 14400 la doon jar 2019 bu ñu ko xëyee si wolof mooy ko ni ñetti junni yu manqué téeméer ak ñaar fukk tey seetlu nañu depuis 2022 bi ñi xam ni kat aliment bi yokk nañ ko si ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk si xaalis boo xoolee différence bi tey jii xam nañ ni kat foofu teg na juróom benn téeméer mooy 3000 lañ koy wax parce que loolu ñu yokk sans pour autant ñu concerté wu loolu dafa ñaaw loolu nekkul lu rafet waaw parce que ñun bu ñu xoolee ñun ñëpp ñun ñi xam tey ñoo sekki mbir mi les 3 acteurs yi nga xam tey ñoo sekki mbir mi di liggéey tey kenn mënul dem bàyyi moroomam parce que ñun ñëpp yem si mbir mi tey yi nga xam te ni fournisseurs yi mënuñoo dem sans éleveurs yi ñun éleveurs yi mënuñoo dem sans consommateurs yi ndax loo gis lépp da nga gis rek tey jii ku nekk am nga si wàll ku nekk da ngay complété sa morom ku nekk am na fooy mën a kii sa morom waaw naka noonu dañuy wax ni tamit ay nit lu mën a am ñun les aviculteurs nekkuñ ñu bon ñun les aviculteurs nekkuñ ñu yées ñun les aviculteurs nekkuñ ñoo xam ne tey jii ñu dañoo mel naka sudul noonu boo gisee lu tax ñu def lii dañoo nekk si danger bu ñu nekk mooy que ni jafe-jafe yi ñuy dund moom lañ bëgg a ñëw wane ko difficulté yi ñuy dund moom lañ bëgg a ñëw pour wax ko fii ak contrainte yi nga xam tey yi ñun dañ koy dund si nga xam te milieu bu ñu nekk tey jii loolu moo ñu indi pour waxtaan tey jii si loolu man damay lancer message d'abord si le ministre de l'élevage Ali Saleh Diop dëgg la bu ñu ko xëyee moom bokk na si nga xam tey jii dañ koy lancer message di ko wax ni tey jii moom donte la moom mooy ministre bi tamit bu ñu waxee élevage rek yaakaar naa dafa yaatu yaakaar naa élevage nekkul si benn domaine da ngay dégg ñu ni ministre de l'élevage rek si wax rek jamono yi mooy lan jamono yi fekk tabaski lay nekk wàllu xar yi jamonoy Pâques mooy côté mbaam yi suñu bokk chrétiens yi ak jamonoy tamxarit wàllu nag yi te pourtant du ñu sa dégg ministre bi taxaw jëmale ay waxam jëmale ko si nga xam ne mooy aviculteur mooy ñi nga xam ne dañ yar njanaaw yu mel ni ginaar ak picc yeeg yeneen yu mel waaw ba tax nañu ñu ni loolu dafa doy dañoo sonn dañoo maar dañoo taay ndax fi ñu tollee ñun dañ nañ ba sës wane tamit di lancer message état Sénégal bi nga xam tey ñoo fi nekk tey ñu jéem a xool naka la ñuy wàññi taxes yi pour jàppale nga xam tey jii
jéggaane bi du mën a yomb si wàllu importation li mel ni mbokk li mel ni sorgho li mel ni blé tey jii état am na nu ko doon jàppale tey mu jàppale yi nga xam tey jii moom mooy agro élevage bi tey bu ñu jàppalee tey amaana tey jii lépp lu ñu doon dem di ko jéggaane lu mel ni mbokk parce que boo xoolee mbokk moo ne élément bi nga xam tey moo nekk l' élément premier bi nga xam te ni mun nañu élément bokk na suñu ko defar loolu wax nag loolu lañ naan la provende mooy élément yi ñuy boole yi nga xam te ni moom la ñuy xontee ginaar loolu lañ naan la provende ba pare provende boobu ñu koy defar mooy provendier yi mooy acteur bi nga xam ne dañuy liggéey si mbir mi parce que boo xoolee provendier yi tamit day rek la ñu deful mais instant yi dañoo ñëw paccal ñu ni limon xeetu jafe-jafe yu nekk ñun provendier yi teg nañ ko ñi nga xamante ne ñoo nekk ak si acteurs yi nga xamante ne ñoo nekk si milieu bi di liggéey ak ñun mais nag xool nañ ba ni nag tey jii état Sénégal war na see mën a dugal loxoom dugal bi mooy lan tey jii lu ñu doon dem di ko jéggaani mën nañ ko bay Sénégal tey jii Sénégal bëri na espace bu bari espace banque fi zone sud bi bëri na espace zone nord bi aussi bëri na espace tey jii lu ñu doon dem di ko jéggaani mbokk bi mënoon nañ ko bay fii si réew mi te c'est possible ñu def ko si beneen bi tamit sorgho bi mën nañ ko bay fii blé bi aussi mën nañ ko bay fii ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen ndax boo waxee provendier yi leen donc lañ lay wax dañ naan la parce que si marché mondiaux yi affaire yi ñoo yéeg loolu c'est un prétexte dañ naan dañ koy wax noonu rek soi-disant di koy jéem a camoufler pour wax mais loolu dañ ko di sëgg bien vrai que métti na tamit loolu état Sénégal foofu mën na fee lancer message xam nga di jaarale ko si tur yi nga xam ne mooy ministre de l'élevage waaw di wax ni jafe-jafe yooyu tamit dañ ko dund si wàllu li nga xamante ni mooy si seeraay aliment bi te nag encore une fois dañoo bëgg tamit loolu lépp bu dee am na dañuy lancer message dañoo bëgg aliment de qualité bu nee aliment de qualité tamit mooy ñu xool tamit saako bi li si nekk prémix bi li si nekk dafa war a répondre aux normes saako yi li siy bind les éléments loolu lépp dafa war a répondre aux normes fi nga xam tey ñoom ñoo am aliment de qualité aliment bu riche en énergie loolu lañ bëgg di ko wax nit ñi di ko wax provendier yi di ko wax l'état du Sénégal gars yi xam ko def ko seen bopp yi parce que ñu ñëwuñu fi pour caaxaan parce que boo xoolee secteur aviculture moo nekk secteur bu ëpp risque secteur bu ëpp jafe-jafe ku leen gën a gëm yàlla sax mun naa ni Dakar bëriwul parce que da ngay jël yow sa centaine de mille jël ces millions nga investir ko pour lan pour affaire bi julloo la ay ressources ëllëg mais en route da ngay ñëw ñi def jox la yoo xamante ne en route da ngay sonn si ay jafe-jafe si ay coono si ay métti yëpp ñun dañ koy dund dañu ne loolu dafa war a arrêter. nous disons non beneen bi tamit mooy kani la mauvaise qualité des poussins mooy xeetu cuuj yi ñuy jox mooy xeetu cuuj yi bon yi ñuy jox ak chéraay bi ndax mbokk yi jamono ji ñu toll di wax nii fi ñu toll di wax temb xam nañ am na fi ñuy jëm am nañ période boo xam tey ji képp kii aviculteur képp kii yarkat xam nga ne kat instant am nga looy wàcc mooy fête bi nga xam te ne moom la fête Korité bi mooy koor gi ñu waajal tey si jours yi mooy 24 jours tey jii si tey jàpp nañ ni diggante koor gi 24 jours ñaar fukki fan ak ñeent moo si des te ñaar fukki ak ñeent yooyu gis nañ ni ñu bëri suñu biir amuñu commande waxuma si poussin bon bi de commande bi la amuñu ko loolu si lan la bokk beneen bi mooy it buñ koy wax mooy poussin yi bon yiy jox mbir mi nañ ko leeral naññi du ma nangu jël sama xaalis du ma nangu kuréel yi yarkat yëpp tey ji jël seen xaalis di ko injecté jël ay millions yoo xam ne da ngay jël di koy investir di koy injecté si wàllu ginaar ngay ñëw en retour ñu lay jox ay qualité yu baaxul gis nañ ko fi ñaata couvrage ñoo def fii Sénégal yi nga xam ne tey jii tey buñ lay jox dañ lay jox li nga xam te ni lu baaxul lay nekk doo si mun dara nga yar ngay am ay mortalité yu bëri fii boo xoolee kenn mënul garanti ni da yàgg ngaa yar ginaar mais mënoo garanti taxaw ne yàgg li ma yar ginaar yëpp mosu moom ay mortalité si dee lenn mooy am kay da ngay am deele naa lu bari deele naa lii deele naa laa fii képp ku yar ginaar yàgg ngaa deele kii te nag bu ñu xoolee bu doon qualité yi baax na suuf si bu doon suuf si baax na tamit ñun dañu am loo xam tey jii ñun dañu si gis suñu bopp waaw suuf si mooy lan ñaari façon moo si am mooy COP 500 ak Rose 308 ñaar yooyu moo am te ba Rose 308 bi ñuy wax ak COP 500 bi dañ koy mesurer gramme lay nekk day nekk dem ba 55 wala ba 60 gramme da koy nekk parce que nen bu baax yi gars yi xam ne bu baax fu ñu ko jëlee te ñun dañuy réclamer am ñu jox ñu nen OAC AOC mooy œuf à couver ñun loolu lañ bëgg waaw loolu tey loolu lañ réclamer aussi di ko réclamer ñëpp di ko wax fournisseurs yi ne ko ñun dañoo sonn si li ñuy def dañoo sonn si coono bi ñuy teg jafe-jafe yu ñuy dund ñoom ñoo ñu ko teg
te nag dañ see sonn dañ see taay bëggatuñ loolu am ñun lu baax lañ bëgg jëmale mbir mi kanam mooy tey jii jëlee ko point A yóbbu ko point Z am loo xam dañ ko dépassé système bu yàgg bi boobu système boo xam tey système ñëpp ko dépassé amatul njariñ amatul kii waaw di wax ne tamit boo xoolee ñun ñi nga xam tey ñoo nekk les aviculteurs di yar ginaar ñun ñëpp seetlu nañ ay jàmbaar lañ secteur agriculture moo nekk secteur aviculteur bi nga xamante ni mooy benn secteur bi nga xam tey li muy créer emploi amul beneen secteur boo xam dina ko créer parce que boo xoolee dans les normes jàpp nañ ni ak jàngat yi ñu xam def nañ ko mooy 420 000 emplois yoo xam ne ay maire da si nekk suñuy yaay suñuy papa yi suñuy jeunes étudiants yi xam jàng na yoroon seen diplôme te amaguñ embauche tey ñëpp ngi si biir 420 millions ma teg ko solof mooy juróom-ñetti junni ak ñeent ak ñaar fukk yoo xam tey ji ñoo ngi si milieu bi di si liggéey te amul beneen milieu boo xam ne tey mel ne noonu dina ko créer sa emploi te boo xoolee agriculteur bi moom mooy créer loolu en personne dépendre si kenn ñëwuñ si kenn la jàppale ñu ku nekk yaa demal sa propre moyen di liggéey foofu tamit dama fay lancer appel ministre du travail parce que tamit mu jàpp si bu baax a baax parce que mënu ma comprendre nga nekk ministre du travail tey jii nga ñëw nga créer benn slogan mooy xëyu ndaw ñi léegi xëyu ndaw ñi moom ñu créé mu créé ne si 10 000 emplois léegi ñun ñu nekk tey 24 000 ñu ne 420 000 emplois yoo xam tey jii ñun ci secteur aviculture tey ñoo fa nekk di fa doxal di ko waaw tey jii lan lañ ci leen lancer message di wax ni ñun ñu jar a jàppale lañ sàcc ñu tuxuñu màndiwuñ li ñuy métier bu noble la li ñuy xeex bu dagan la xeex bu war la li nga xam tey jii ñun ñëpp gis nañ mbir mi nu mu demee beneen bi tamit fu may gën a rebondir si beneen point bu mujj bi mooy la concurrence déloyale mooy tey jii concurrence bi nga xam tey ñoo ko sekk ak entreprise mag yi au détriment des petites et moyennes entreprises mooy ñi nga xam te ni mooy ñun ñi nga xam te ñun ñooy yar ñi kii ndaw ñi nga xam ñoom ñooy yar foofu tamit lu fa seetlu dafa ñaaw lu fa seetlu tamit dafa rafetul lu salte la man mënuma concevoir yow miy fournisseur bi nga may jox ginaar di ma jox aliment di ma jox matériel agricole yi nga xam tey dama koy jëfandikoo samay poulailler comme naanukaay ginaar yi ak lekkukaay ginaar yi ñoom dañu koy jox en retour loolu weesuwul jox nañ loolu dina tane sax mais lu gën a ñaaw loo xam tey jii dafa ñaaw dafa jégg dayu dafa ëpp mooy lan da ngay nekk ñoom ba pare nga yar sa ginaar même produit bi nga yar ñoom moom lañ lay jox nga yar nga matal ñoom yar ñu matal ñu dem si marché bi di concurrence ak yow te loolu yaakaar naa képp ku ko dégg da nga xam ne ñii li ñuy kaas lu dagan la ñun ñii li ñuy kaas lu war la parce que nekk si benn kuréel tey jii di liy xeex tey li ñuy xeex wóor lañ ko teg am ay argument yi leer nañ am ay illustration yoo xam tey fu ñu ko waxee di nga xam ñii wax nañ xam-xam bu leer nañ waaw mbokk yi di leen wax ni tamit fournisseurs yooyu ñi xam tey ñooy jox matériel yi ni mel tamit jàpp nañ ni tey jii loolu ñu changé xool bu baax ni ñuy liggéey ak ñun parce que mënatuñu continuer ci système bi nga xam tey jii ñun les aviculteurs ñoo ngi koy nekk di ko nekk ak ñoom ak coono bi nga xam tey jii gars yi ñoom ñu koy teg ba tax na mbokk yi yéen ñi fi teew ñun tey jii li fi nekkee ñii acteurs ñi ma ciblé les acteurs ciblés ñooñu ko teg mooy fournisseurs yi ñooñu ko teg ak provendiers yi ñooñu ko teg tamit bu ñu waxantee dëgg rek jamono yi weesu ñeenti fan yi mujj yi talaata ba alxamis bi passé gisoon nañ gars dañoo grève dañoo banque seen loxo ne duñ liggéey léegi déjà si ñeenti fan yooyu lundi mardi mercredi ba jeudi ñeenti fan la woon ñeenti fan yooyu ñi dugaloon ginaar station ginaar dañoo war a lekk waruñoo lekk si dañoo war a lekk si ban aliment la ñu waroon lekk yow mi ma war a jox aliment nga ni non da ngay grève c'est parce que tamit aliment bi dafa kii marché mondiaux yi mbokk bi dafa seer loolu du lay loolu du prétexte nit nag da nga koy jox gëdd da nga koy jox cër bi moom tey jii ñoom mënuñu dem sans ñoom ñun tey mënuñu dem sans ñoom mbir mi nañ toog waxtaan autour d'une table ku nekk toog waxtaan càmbar mbiru solution am waaw parce que tamit boo xoolee kuréel yi nga xam tey ñoo yëngu si wàllu aviculteur gars yi dañoo pare dañoo déterminé ba pare gëm affaire bi parce que métier bi naa ko wax encore métier bi ñi si dugg ñëpp gëm-gëm lañ ci duggee ñi si dugg ñëpp passion lañ ci duggee ñi si dugg ñëpp encore ak conviction lañ ci duggee ñëpp parce que képp koo wax métier bi loolu la lay wax nekk si coono yooyu nag dañoo ne loolu nag dafa doy dafa ëpp dafa jéggi dayoo. mbokk yi may waxaat ni si kàddu yarkati ginaar yi laay waxal di waxaat ni
ñun dañoo pare bi nga xam ne combat bi fi ne nii combat bi duñ ko bàyyi parce que instant yi kilifa yi ñu war a wax lépp wax na ñoom parce que instant bi fi mu toll nii bay dañ nous allons passer à la vitesse supérieure parce que tamit bañu si dara bu nee benn day ne waat ne ñaar parce que lii c'est un début commencement la rek mais tey lépp lu mu laaj ñun dañ ko ci def parce que da nañu te dëgg doomu aadama da nga koy respecté ñoom bu dul ñoom tamit seen existence du am solo fournisseurs yi buñ sañoon jox les agriculteurs tamit bu sañoon yar jox les consommateurs te consommateur bu ñu la waxee mooy ñan mooy suñu yaay yi suñu papa yi suñu tante yi suñu rakk yi suñu jarbaat yi ñoom ñi nga xam tamit ñoom lañ naan donc les populations ñoom ñoo di lekk en retour léegi ñooñu ma cité est-ce que ku nekk war a mën a dem bàyyi moroomam léegi nañ joxante cër nañ joxante gëdd di wan ni que mbir mii ñu nekk nekkul lu caaxaan mbir bu nekk lu sérieux la tey jii duñ nangu tey jii ñu bëggoo ñëw te instant lépp lu ko waral nag bu ñu xoolee dëgg bi mooy que ni gars yi dañ ñoo bëgg a réduire ñu dañoo bëgg a wàññi si milieu bi loolu lañ bëgg instant bi parce que ñoom fu ñu jëm fournisseurs yi fu ñu jëm dañoo bëgg a créer après ay points de vente comme ni ko gars yi defee bopp koñ bu nekk wala kilomètre bu nekk gars yi dafa benn point de vente di jaay ay ginaar li ngay jaayee 3000 yow ñu la koy jaayee 2800 li ngay jaayee 3500 ñu jaay la ko 3200 parce que donc kon gis ngeen ñoom seen objectif ñoom seen yéene mooy ñi nga xamante ne ñu ñooy donc les petites et moyennes entreprises mooy ñu génn ñu si milieu bi dàq ñu teg ñu fee ni yàq bu frox loolu nag lañ ñu du am tey du am suba du am ëllëg te pare nañ bu jaree marche pacifique dañ koy def santaane wu ñu ni yàq leen ñun duñ def noonu doomu aadama booy défendre dara boo défendre benn cause noble da nga war am ay argument yu wóor boo waxee ñu ne kat ñii lii moo tax te lii dafa dagan foofu nag di wax ne tamit tey jii li nga xamante tey jii tey moo ñu fi boolee ñun bépp kuréel bi fi nekk tey jii dañoo booloo juboo pour lan jëmale métier agriculteur bi nga xam tey jii jëmale ko kanam parce que lii ñun suñ teraanga si leen ne duñ ko caaxaane duñ ko sàggane waaw te ku yaakaar naa ñun dañuy bàyyi mu sedd non ça ne passera pas du dem waaw mbokk yi tey jii loolu la amoon pour tënk ko loolu la amoon pour sànni si kàddu